ñu wax rek nga fàttali as tout suñu mbokk internet yi ngi seetaan yow yaay kan professeur Amatou Sow Sidibé mooy kan. ah may soxna si toog nekk professeur d'université jàngale faculté de droit ba ça fait léegi 38 ans nekk ci ak yelleefu doomu aadama ci nekk ci la paix jàmm ba pare nag di présider benn parti politique bu ñuy wax mouvement citoyen car leneen donc su fekkee ni da nga bëgg ma wax ci daal loolu laa ci mën a sànni pour présenter wu. waaw bu ko defee nag ñu daal di dugg ci li nga xamante ne nii moo ñu yitteel tey di 25 mars ku ne xam na ne tey 25 mars 2018 président de la république Macky Sall mu ngi am juróom-benni at ci boppu réew mi professeur ñu lay laaj tey jii boo doon def bilan ci trajectoire du jiitu réew mi lan nga ñu ciy wax. bilan wu président de la république bi mu toogee ba léegi xam nga kenn mënul wax rek ni lépp bon am na yu tane waaw parce que boo gisee affaire bourse sociale yi am na ñu mu amal solo nga jël CMU am na ñu mu amal solo nga gis yenn tali yi mu yeggalee nga ni am na solo nga gis aéroport bi mu yeggalee nga ni am na solo mais bu ci nekk ci ñoom d'ailleurs mën nañ ci wax loo xam ni du li ñu gënaloon ni moom la ñu def parce que boo jëlee CMU bi couverture maladie universelle dañ ko commencé nit ñi am ci yaakaar waaye partenaires yi nee nañu kenn fayu leen kon boog marché tul nii mu demee nga jël bourse familiale yi bourse baax na am na ñu mu amal njariñ 25 000 par trimestre 250 francs par jour waaye parce que juróom fukk am na ñu mu amal njariñ waaye loolu ci man dafa mel na nit ki ëllëg nga may ko ëllëg nga jàngal ko nu muy nappee nga may ko jën te dañu dépassé loolu ñun bu ñuy liggéey famille dañ leen wax ni léegi bëgguñu ngeen di tàllal loxo dañu bëgg ngeen mën liggéey donc ngeen mën a nappal seen bopp mais bu ma passé yooyu damay laal parce que ñun dañu am benn image ci nit àq ak yelleef la nga jël àqam ci mbirum politique ak civil jël àq yi ci mbirum koom-koom ci mbirum social ak culturel jël àqam ci yeneen environnement ci mbirum jàmm mais boo ci laal mën nañu def bilan boo jëlee mbirum social non civil gis nga li ñuy def xale yi di leen faat yu ñaaw jël jigéen yi di leen siif donc insécurité dafa am ci réew mi violence bi dafa metti te dafa ñaaw te ñun mësuñu ko gisee nii ci suñu réew li ñu gis léegi nii xawma lan la donc ña waroon a liggéey aar joxe kaaraange ci réew mi defuñu ko wala defuñu ko la mu ma population bi yëpp di métti lu di ko naxarlu nga jël justice bi problème yaa ngi ci parce que yooyu les questions civiles nga gis famille yi dañoo ñàkk di wuti ba nga xam ne tàllatuñu xale yi nga jël yeneen aspect politique ñun suñu démocratie dafa dellu ginnaaw bu ngeen bëggee ca après ñu dellu si ci mais dafa dellu ginnaaw dafa nasaxee xoolal ni ñuy fowee acteurs politiques yi ah teguñu leen sax nit dafa ni ñoom rek ñoo fi nekk dafa ni ñoom rek la ñu war a mën a jàppale askan wi ñoom rek la war a xool tegaat leen fi te askan waa ngi bëgg dee donc loolu aspect politique bi problème la mais boo demee ci koom-koom bi dem ci social mais Sénégal feebaram dafa laal yaram yépp foo laal mu metti xoolal tey ñépp a ngi grève enseignants yi ñu nekk ci santé bi te ñooñu ñaari fànn yu am sol lañ ci askan jàngalekat ak ka kay faj nit ñoom ñëpp a ngay grève ak ñeneen ak ñeneen koom-koom bi dafa nekk problème parce que Sénégal amul
amul dara xanaa la ca suuf te génnagul muy ay pétrole ak yooyu mais Sénégal li muy dundee lan la bor dafa endetté wu au plan international 65% de dette te banque mondiale nee na waruñu dépasser 70%. moo tax banque mondiale dafa ni taxaw arre mais il faut ngeen rembourser xam naa ni mënu leen rembourser ndax amu leen ay économie waaye dootu leen génne di jox enseignants yi dootu leen génne di joxe santé bi ak yooyu loolu endettement extérieur bi moo ko indi ci biir askan wi endettement interne waaw entreprise yu yamaane yi mënatuñu dara dañ leen amee ay bor kenn fayu leen ko ñoom mënuñu dem fay seeni banque duñu leen lebal moo tax ñoom ñëpp ñu ngi daanu di nërmeelu nga jël réfléchir ci projet d'investissement yi ñu am ndax kat réew da ngay investir ci l'hôpital yi ci tali bi ci industrie ci feneen ak feneen waaye ñoom man xawma kan moo leen di xelal ci li ñu war a tànn pour investir choix yi d'investissement yi mais dafa jàdd yoon demul nekkul ci raay bi parce que bu ñu gisee ni te dinaa ci ñëw situation xale yi amuñu liggéey zéro liggéey ñu jël ay 100 milliards ak lu topp 185 milliards xaw ma mais nag dañuy tabax palais man dama ci am gàcce wax dëgg yàlla dama ci am gàcce loolu yàq boobu xaalis boobu am na feneen fu mu xajoon xale yi mën nañ ci liggéey am ay activités génératrices de revenus ndax xale yi loolu rek la ñuy xaar am ku leen jox financement ñu wut benn morceau suuf di fa ji ceeb soble pomme de terre ak leneen jox leen lu ñu wutee ay machine mais bu fekkee ne machine yooyu mënuñu ko am xaalis ba dafa am feneen fu ñu ko dugal ak seeni structure yu kenn xamul gis nga ku fonk ñu fonk cité religieuse yi lañ waaye Ila Touba ñoom ñi koy defar xamuñu ni dañu nar a teg coono waa Touba ndax Ila Touba nar na fexe ba nga xam ni kuy romb foofu di fay 10 000 15 000 pour dem yoonu Touba ku mu koy jaral xaalis boobu suñ ko jëloon tabaxal Touba ay hôpital ndax soxla nañ ko barewul hôpitaux yi wutal leen système d'assainissement bu wis laa wax de ndox ma nekk fa toog fa ay weer weñ yi yooyi sonal askan wi mais loolu buñ ko fa tegoon defe naa ni wax dëgg yàlla man damay romb souvent foofu di dem Touba waaye damay gis ni Ila Touba xaalis boobu am na feneen fu mu xajoon ca biir Touba donc nga jël mbirum éducation bi njàng mi man moom laa gën a xam parce que man jàngalekat laa waaye foofu dara doxu fa gis nga enseignant yi kenn jàngalewul enseignant wu secondaire yi ak primaire yi jàngalewuñu ndax ya ñu xaatimoon ak enseignant yi ba dañ ko respecté wuñu ko ay discussion la ñu nekk ci man duma la dolli dërëm duma la dolli ñaar dërëm banque mondiale moom moo leen di xool banque mondiale moo leen ni da ngeen bare bor waaye bor boobu xaalis boobu fu ñu ko dugal man daal moom laa bëgg xam. kon professeur bu ñu la déggee ci say kàddu bu baax njiitu réew mi daal bilan am la ca safaanu mu ëpp la ca baax ci bu ñu déggee bu baax fa nga waxee. su ma defee une appréciation objective amul parparloo amul dara man ay fait laa leen di wax parce que bu ma la nee endettement bi 65% la ñu ne woon dañuy wutal xale yi jigéen nañ ma xale yi liggéey kan moo am liggéey ci xale yi kan moo am liggéey ci xale yi donc zéro liggéey moo am nga jël dette intérieure bi 500 milliards mais loolu fu nit jëm ak loolu seet leen société yi amatuñ lu ñu avancé moo tax ñu ngi daanu bu ñu daanoo ña fa doon liggéey ñoo dolleeku ci ñu nekk au chômage mu indi situation yoo xam dañu doy waar liggéey amul zéro liggéey moo am zéro defuñu fi presque benn liggéey man gisuma lu ñu fi def comme liggéey
donc globalement soo defee xoolee situation bi xanaa la culture laa yaakaar ni xam naa ni du ñàkk parce que bon artistes yi ñu ngi góorgóorlu waaye artistes yi sax ñoom kenn daf leen toppatoowul wala amuñu ay prise en charge ni rien dañ leen beddi alors que culture mooy nit mu nga fii ci début ba nekk à la fin comme ni ko Senghor daan waxee amul looy laal doo laal koom-koom laaloo culture doo laal wér-gu-yaram laaloo culture wér-gu-yaram bi moom beneen dimension la gis nga même dialyse après dialyse bu bees bi panne na ñun fu ñu jëm donc man bu ma defee un bilan objectif dama seetlu ni Sénégal fa mu jëm pour le moment sorewul te pourtant mënoon nañu góorgóorlu mais dañuy fo dañu xamul lan mooy état dañu xamul lan lañu war a defal askan di parparloo di fo di pàccoo mais c'est pas ça un état dafa garaaw état ku ca nekk sax waruloo nekk ay belli yenn belli yi parce que dafa metti da nga koy tenir da ngay war a jàppale askan wi am yërmande ci askan wi loolu je pense que dafa manqué ci réew mi yërmande dafa manqué ci réew mi ça n'a rien à voir nag yërmande ak discipline du benn yërmande benn mbir la nit day am yërmande ci askanam discipline nag leneen la suñu réew war nañ ci liggéey ñëpp nangu pour ñu dellu si wàcc sur la discipline ñu discipliné mais bu fekkee ni ñii yilif discipliné wuñu naka la xale yi ak ñeneen ñi di discipliné parce que ni ñuy gérer manque notoire de discipline la voilà. jërëjëf professeur ñu gis ne président Sall moom ca jamonoy 2012 ba mu nekkee ci réew mi di wër pour sénégalais yi voteel ko dafa ñu diggoon lu ci mel ni ay slogan yu ñu doon dégg ci campagne am mu mel ni lu ñu daan wax gouvernance sobre et vertueuse mu ngi doon wax tamit la patrie avant le parti tey jii slogan yooyu yëpp mu mel ni fan la ci toll ci application ndax mu ngi koy jëfee ba léegi. ah seetal rek ndax mu ngi koy jëfee est-ce que lii xew ci élection yi est-ce que c'est la patrie avant le parti un ministre de l'intérieur taxaw ñun ay magum jëm ay muskalaf ay kilifa liggéey ak ñoom war a waxtaan ak ñoom pour élection jaar yoon moom nee na gaa moom dafa bëgg waayam jàll mais c'est incroyable ni président am la bëgg mu jàll moom mu ngay def la mu bàyyi élection yi di ñu imposer yenn yi ay parrainage ak ay lu kenn xamul lan la kenn xamul fu mu jógee mënuñoo tëj nit kaso parce que def nañ ko am na ñuy tëj kaso nëbb leen jant bi pour ñu bañ a nekk candidat suñu ko mënul ñu ne la dinaa la bloquer ci mbirum parrainage bi parce que loolu moo xewoon na fi en 2012 benn nit présenté wu def parrainage parce que amul woon parti politique te demul woon kenn jox ko récépissé mu dem ci parrainage bi ñu wax ko ay point ak ay virgule nga raté moo tax doo dugg nekk candidat mais loolu ça va être une proie facile les candidats là vont être des proies faciles moo tax c'est dans normalul ba pare xam nga ni mënuñu wax la patrie avant le parti Assemblée nationale muy le second pouvoir du pays voté gul réforme de la constitution ñoom ñu commencé di def parrainage. ñu ñëw ci wàllum parrainage boobu. loolu mooy lan. junj nga ko professeur wàllum parrainage boobu ñu dugg ci yow nan nga ko jàngate ndax ànd nga ci parce que dafa mel ni opposition bi ñoom ñoo ko proposé woon. mais yaa ma laaj na yeggalewu ma woon sax xëy na man maa yéex répondre la patrie avant le parti ak affaire gaspillage bi benn pàcc ci Sénégal rek moo am lépp desit bi amuñu tous classe moyenne ni ma koy waxee amatul ñëpp a àndandoo ca suuf di dëpp kàddir bu ñu toogee suba ba ngoon xëy na benn yoon la ñuy lekk wala duñu lekk ak di lekk ay fondé ñëpp a diabétique
fonde bi bare na gerte caaf bi ñëpp am cholestérol ndax gerte caaf ak mburu n'est-ce pas maafe maçon lañ koy wax xaw ma xam nga c'est des choses yoo xam ni ak ndambe baax na fer bi baax na waaye nag kenn du dundee ndambe nga boole ci tuuti ndawal donc loolu bëggoon naa ci kii patrie avant parti du loolu. gouvernance sobre et vertueuse nag loolu ak gouvernance sobre et vertueuse. léegi ñu delluwaat ci suñu question ci wàllum parrainage bi dafa mel ni opposition bi ñoom ñoo ko proposé woon ci code électoral bi réforme électorale bi yow mbirum parrainage boobu professeur nan nga koy jàngatee. opposition bi moo ko proposé woon kay. ci réforme électorale bi. non ci référendum. pour les indépendants. voilà pour les candidats individuels. ñi nga xam ne amuñu parti politique bëgg nekk candidat ah il faut nga am foo sukkandiku pour ñooñu la ko opposition bi proposé woon. léegi nag ñoom nee nañu fépp lañ koy def léegi parti politique yi dañ lañ koy def parce que ñu ne liste yi dañuy bare candidats yi dañuy bare waaye kan moo fi indi candidat yu bare bi ñu def législative yi kan moo provoqué loolu li tubaab di wax diviser pour régner maanaam saam fu nekk mu fees del yow comme ça nga taxaw ne cupp yow rek ca digg ba c'était ça qui s'était passé loolu moo xewoon looloo taxoon parti yi bare ñoom bu fekkoon ni demuñu di def loolu mais ñi nekk ñi ñemee nekk tête de liste duñu bare ñoom nañ ñu wax lan la ñu defal yenn tête de liste yi nañ ko wax dañ ko war a wax donc man sentiment bi ma am te demoon naa ci table de négociation parce que dama ko gëmoon dem naa déglu ba gis ni parrainage bi am na ku leen sant ne moom la ñuy dogal ma jóge ca table ba ñibbi takk samay bagage dem bàyyi leen fa ne yekk bu naqari parce que dama sentiroon ni am na ñoo xam ni bëgguñu ñu nekk candidat en tout cas ñu nga kaso walla jaar nañu kaso n'est-ce pas suñu ko mënul def nit ñu wut beneen méthode parrainage bi nag dafa tey suñu xel tellement tey suñu xel alors li problème bi mooy man damay ñaan rek nii parce que ñoo commencé nañu di def ay parrainage commencé nañ di laaj nit ñi signature lenn laa leen di ñaan ngir yàlla bu ñu jël xaalisu askan wi ay 2000 5000 francs di ñëw ci nit ñi naan defal ma signature ma jox la 2000 francs ak 5000 francs loolu dama leen koy ñaan bu ñu ko def parce que da ngay waaru dëkk bi ñun xamatuñu lu muy niru yépp a jaxasoo dëkk bi en tout cas pour affaire élection ñun dañuy am ay droit ay àq ak yelleef yoo xam charte yi ñoo ñu ko jox xam nga charte yi nag la ñu tëral fu mu jóge ci suñu borom moom moo wekk nit moo ko teg la personne humaine ne ko jox naa la àq bi charte yi dem ci loolu mais ñun war nañoo mën a tànn suñuy njiit bu fekkee ni nag dañuy def lu nekk pour écarter njiitu ñenn ñi mais c'est un problème Sénégal dellu na ginnaaw démocratie sénégalaise dafa dellu ginnaaw. yow professeur nekkoon nga conseillère au président de la République maanaam njiitu réew mi lan moo doon sa liggéey ba nga nekkee conseiller président de la République nan nga doon liggéeyee ci présidence lan nga ko doon xelal. man daal bi ma ñëwee dañ ma ne ministre conseiller ma ne ministre conseiller wu lan kenn waxuma ko ma roof ca droits humains et paix. kon ndombal tànk bi yow yaa ci dolli loolu. maa ko ci dolli parce que du ma nekk foofu di def loo xam amalul njariñ askan wi ak yelleef mooy nit paix mooy nit moom laa fa def samay dossier di surveiller di xool naka la Sénégal di doxee fépp fu ma gis ni ak yelleef parce que man xam nga man dama nekkoon directrice institut des droits de l'homme et de la paix di toppatoo ak yelleefu doomu aadama ci Sénégal ci Afrique ci àddina bi mais bu ma nekkee foofu boobu position présidence dama naan président attention ak yelleefu doomu aadama lii la wax na ngeen ko respecté la paix nii moo tax ma dem Casamance
parce que gis nga jàmm dafa bokk ci àq ak yelleefu doomu aadama dañuy wax rek droits humains et paix àq ak yelleefu doomu aadama la paix, mais paix mu ngi ci àq ak yelleefu doomu aadama man nag aw ma woon temps mësuma ñàkk temps toujours maa ngi am lu may def xam nga lu ma doon def créer EDVR espace dialogue vérité réconciliation pour la paix définitive en Casamance indi ay nit ñu baax ñu bëgg jàmm ñëw Casamance ma ni leen nañ leen di dem waxtaan ak kilifa diine yeeg aada yi yu catholique ak yu musulman ak yu tradition suñuy aada dem rencontrer communauté yi de base yi maanaam groupement famille jigéen ñi groupement jeunes yi waa bois sacré ñi nga xam ne dañu am ay laago ak ay mettit ci guerre ci xeex bi ñan làqu ca àll ba ne duñu génn ndax lii la ñu bëgg dañu mer ñoom ñëpp dañ leen doon di dem di seeti fu mu gën a ruqee ak même bitim réew pour seet nu ñuy def ba jàmm ñëw en Casamance yàlla nag defoon na ci ndox mu sedd parce que bi ñu defee loolu ñun dañ ko defoon ndax xam nga xol yu tàng yi mooy indi xeex manque de confiance mooy indi xeex te man comme loolu laa daan jàngale dañu ne dañuy dem a waxtaan ak ñoom fexe ba fóot seen xol yi ba ñu dellu siwaat ndax mbirum Casamance bëgg kenn fàtte indépendance ñu ngi koy wax tey waaye li tax muy jóg indépendance leneen la maanaam les frustrations seen xol moo jeex ci mbirum suuf d'abord ak yeneen ak yeneen ak yeneen parce que Casamance gi bu ñu ko toppatooyee mais c'est le fleuron de l'Afrique de l'Ouest ndax yàlla moo ko baaxee noonu mu rafet neex nit ñi am ay jikko yu ñu naw kon boog loo xam ni donc bu ñu ci liggéeyee frustration yooyu Casamance mën na dellu si waat te ñu ngi koy ñaan ba tey ñu ngi ñaan di ñaan Casamance dellu si waat ci jàmm ji ndax jàmm jooju mooy jàmm sous-région bi ak bu Sénégal mooy jàmm Afrique de manière générale. yow professeur Amsatou Sow Sidibé ñu gis ne bokkoon nga wala participer nga ci alternance 2 bu Sénégal comme ni ñu koy waxee ñu dem ba benn jëmmi jamono ñu gis ne coalition bi génn nga ci ñu bëgg xam lan moo waral nga génn ci coalition boobu nga xam ne ba ngeen demee deuxième tour 2012 yéen a àndoon fal njiitu réew mi. xam nga premier tour Macky laaj na ma jàppale ko ma ne ko man damay dem ubbi buntu bii nga xam ne ay góor rek nekk ca biir néeg ñépp nekk ci xeex pour ñu mën a jàppale suñu réew moo doon sama candidature ma ne ko nag mënaguma la jàppale premier tour waaye deuxième tour soo ma rawee ma ñëw jàppale si kàddu googu ma génne woon moom laa sàmm ba ànd ak moom au deuxième tour bi ma àndee ak moom au deuxième tour dañ ci teg ay fan ma ne ko président xam nga lu ma gis Benno d'en haut ak Benno d'en bas xoolal dafa mel noonu étage ña ca kaw ñooy noos ñeneen ñi ñu leen di nappaaje loolu taxoon ma wax ko Benno d'en haut et Benno d'en bas ça signifie quoi ça signifie que dañu kuréel la bu doon yaakaaru askan wi ña ca nekk war a mën a dugal seen loxo ci seeni mën-mën bi leen yàlla may ci seen xam-xam bi leen yàlla may ak ci seeni jikko yu rafet bu leen yàlla may mais bañ ca demee c'était pas le cas ay affaire u par loola woon li nga doon wax le parti avant la patrie yow yaa ko wax le parti avant la patrie loolu laa fa gisoon gisuñu woon li tubaab di wax bu fekkee da nga bëgg créer nation la commune volonté de vivre ensemble bëgguñu gisuñu ko woon c'est-à-dire ñépp war a boole xol yi boole xel yi ngir askan wi ndax askan wi def nii ndax askan wi dal ndax askan wi nokki dund je n'avais pas vu ça damay toog may seetlu ma di ko wax président de la République
ni mu demee nii ni mu demee na li wax mais gisuma woon volonté génn ci benn situation loolu moo indi nag nos difficultés. kon loolu moo waral yow nga daal di génn ci coalition boobu la. non xam nga man décision moo ma génne mais lu tax ñu génne ma bi may ñëw dama ni président bi dëgg rek laa lay wax xam nga lu tax ma lay wax dëgg ngir yàlla ak askan wi ma di ko wax dëgg di ko wax dëgg di ko wax dëgg ba mu tàyyi ci sama dëgg daf ci tàyyi woon ñu commencé ma di ma bund xataal waaye nag ñun xam nga ay professeur lañu nga sonal ñu wax nga bañ ñoo sonal ñu wax ngir yàlla ak askan bi loolu moo indi woon problème bi moo taxoon finalement bon mu ne ma naa génn présidence ma ne ko génn naa parce que noonu laa ko gisee ma nekk ci biir dëgg nekk ci biti dëgg ngir yàlla ak askan bi. kon mbokku internet yi gis ngeen ne suñu invité bi nga dalal tey moom dëgg fu mu ko fekk rek fa la koy bàyyi kon professeur Amsatou Sow Sidibé ñu ngi lay jaajëfal di la jërëjëfal bu baax ci wuyu bi ñu wuyu tey ci xalima di la wax looy tàggatoo suñu mbokku internet yi. waaw di leen wax ni metti na waaye nañu am gëm-gëm man dafa am benn slogan bu ma génnee bërk démb ci benn cérémonie dama bëgg ñu gëm jigéen ndax yàlla moo ko baaxee may ko mu mën a gérer jigéen dafa mën gérer ñu ñooy gérer kër yi am nag suñuy borom kër ak suñuy càmmiñ yoo xam ni la ñuy def ci askan wi lu am solo la mais li ma bañ rek mooy ñu fàtte solo jigéen moo taxoon ma créé parce que ñun jigéen mooy suñu yaay ñun ñëpp te boo gëmee jigéen gëm nga sa yaay c'est important n'est-ce pas ma créé beneen slogan boo xam ne jeunesse bi laa ko jébbal ma ni gëm jeunesse gëm sa askan ndax jeunesse xam nga rek plus de 60% ci population bi macha allah ba pare yàlla comme ay xale lañu njaxlaf gi mu leen may suñu leen encadré day nekk yaakaar te ñu war leen a toppatoo kon boog dama yaakaar ni metti na waaye nañ leen am fulla ak fayda nañ leen gëm ñépp nañu gëm góor ñi waaye nañu gëm jigéen ndax gëm jigéen gëm sa yaay nañu gëm jeunesse ndax gëm jeunesse gëm askan la loolu laa bëggoon wax ci jeexantalu waxtaan wi di leen remercier di leen tàggu kon nag ci jàmm dox daje ci yeneen i plateau ak yeneen i émission ci biir xalima kon sunu mbokk internet yi mu mel ni sunu émission jeex na tey ma amoon mbégte di dalal professeur Amsatou Sow Sidibé bu mouvement citoyen Kaar Leneen mbokki internet yi di leen jox dig daje ci benn plateau incha allah.